ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee ci rapportu IGE di inspection générale d'État ci contrat bi ñu accordeel Petro-Tim lu tax parce que ay bés ngi nii ñu bokk fare ci Macky Sall di wax ni musul am rapport buy sàkku ñu annuler contrat bi ñu accordeel Franck Timis ki ci mujjee wax di El Hadji Kassé di ministre conseiller nekk itam chargé de communication maanaam ki yor kàddu palais présidentiel ci benn tweet bu mu def muy xamle ni wóorul sax ni am na rapport bu inspection générale d'État def maanaam moom dafa ne rapport biñ naan am na sax wóorul ni existé na maanaam ñeel contrat Petro-Tim bi mu rax ci dolli ne président de la république musul digle IGE def ab enquête ci contrat bi ñu accordeel Franck Timis ak entreprise am bi di Petro-Tim comme niñ ko waxee woon rek bële passé jamono jii lépp lu ñu mën ñoom ñi féete ci nguur gi dinañ ko def pour jéem ñoo nax moo tax duñu tàyyi di wax ci cas bi parce que lu ko mooy rek dinañ jéem a jaxase xelu sénégalais yi inspection générale d'État muy IGE defoon na ab enquête ba publier rapport envoyé ko Macky Sall envoyé ko palais présidentiel rapport bi moo nekk nii ñu ngi ko defee Dakar le 21 septembre 2012 ñi ko defoon mooy inspecteurs généraux d'État yi di Gallo Samb ak Oumar Sarr ci vidéo bi dañ leen di détailler rapport bi benn par benn expliquer leen lan moo ne ci biir ak nit yi nga xamante ne nii laale nañ ci mbir mii nii lépp dina leer parce que du ñu nangu ku nax sénégalais yi. ci fàttali lépp mi ngi tàmbale woon en 2011 jamono jooju Abdoulaye Wade moo nekkoon président wu Sénégal ci période boobu Karim Wade nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllum lëkkaloo ñeel wàllum bitim réew transport aérien maanaam lépp lu jëm ci wàllum jaww ji infrastructure yi ak wàllum énergie moom Karim Wade ci jamono jooju jotoon ab lettre tukkee ci Petro-Tim yabal ab ndaw bu ñuy dippee Wong John Kwang ngir fësal intérêt bi ñu am ci bloc ñu njort ni am na pétrole ak gaz muy Saint-Louis offshore profond ak Kayar offshore profond bataaxal boobu ñu ngi ko envoyé Karim Wade le 3 octobre 2011 le 10 octobre 2011 maanaam une semaine après bi ñu envoyé lettre bi Karim Wade sàkku ci Petrosen ñu contacter ndaw Petro-Tim yi ngir ñu signé ab contrat ci fàttali Petrosen mooy société sénégalaise bi saytu lépp lu jëm ci wàllum hydrocarbure ci biir réew mi maanaam pétrole ak gaz yu ni mel. après rencontre bi ñu def ak ndaw Petro-Tim yi ñoom waa Petro-Tim biñ ci génnee ne jot nañ am ab déggoo ba xaatim ab contrat ci blogu Saint-Louis ak bu Kayar. mais ci seen enquête inspecteur yu IGE yi inspection générale d'État bi dañu seetlu que ni contrat bi ñu signé ak Petro-Tim amul woon ay négociation dox digganteeg commission d'évaluation bu Petrosen maanaam kuréelu Petrosen bi nga xam ni mooy saytu lépp luy contrat de recherche ak d'exploitation amul woon ay waxtaan lan moo waral loolu parce que Karim Wade bi muy envoyé ndaw Petro-Tim yi pour ñu dem gis waa Petrosen nekkul woon pour ñu waxtaan ci terme de contrat yi mais seulement pour signer contrat bi directement amul waxtaan amul caytu amul évaluation amul dara loolu di premier njuuj njaaj pour ñu def ci contrat digganteeg Petro-Tim maanaam yàgg na mbir yi tàmbalewul ci Aliou Sall kese te bu ngeen seetloo jëf jooju noonu day salfaañe code pétrolier bu Sénégal maanaam charte yi nga xam ni moo ëmb anam yi ñu war a gérer pétrole fii ci Sénégal parce que boo demee ci code boobu noonu dañu ne ngir nga am permis de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures maanaam këyit bi lay may nga seet ba xam bërëb bi pétrole am na fi wala gaz ngir mën ko exploiter permis boobu balaa ñu la koy jox code bi dafa ne fokk entreprise bi nga xam ne moo koy sàkku def ab demande de recherche jaare ci ministère en charge d'hydrocarbures maanaam ministère bi ñu dénk wàllum hydrocarbures pétrole ak gaz ministère boobu noonu mooy négocier convention bi ci ndimbalu Petrosen bi nga xam ne am na commission boo xam ne mooy caytu yooyu noonu pour que ñu xool ba xam offre bi méngoog nag intérêt réew mi léegi nag bu ñu amee ab déggoo ba pare convention bi nga xam ne trouvé nañ ko entre état du Sénégal ak entreprise bi sàkku seet pétrole ak gaz dañuy signer ab convention boobu noonu ministère bi chargé wàllu hydrocarbure moo koy signer ak ndawu entreprise bi nga xam ne moom lañ jox marché bi te balaa ñu koy signer fokk ministre des finances maanaam jëwriñ gi ñu dénk wàllum koom fii ci Sénégal joxe avis maanaam d'accord ci xool ba xam li ciy tukkee ci alal arrangé na réew mi bu ñu noppee ci loolu convention bi ñu signé
ñu envoyé ko président de la république bi nga xam ne moo ko war a valider ci ab décret boo xamante ni nii bu ko valider ba pare da koy publier ci journal officiel sénégalais yépp xam lan mooy terme de référence contrat bi. mais ci contrat bi ñu jox Petro-Tim ministre en charge des finances musul joxe kàddoom musul joxe xalaatam ci boobee contrat loolu di mbir boo xamante ni mérite na ñu annuler contrat bi directement. bu weesoo loolu tamit suñu code pétrolier maanaam charte yi ëmb anam yi ñuy gérer pétrole fii ci Sénégal dafa ne bépp permis de recherche ak exploitation dañ ko war a inscrire ci ab kayit bu ñuy tuddee registre spécial des hydrocarbures te registre boobu noonu dañ ko war di yeesalaat saa su ne ngir ñu mën a xam contrat bi évolution maanaam lan moo xew ci contrat bi na muy doxee gàllankoor yi ci am lépp dañ ko war a bind ci registre boobu noonu di ko yeesal saa su ne di ko mise à jour. te ci registre boobu noonu dañ ci war a fekk carte géographique yi maanaam zone yi nga xam ne moom lañu war a defee càttu beeg exploitation pétrole bi wala gaz bi lépp da ci war a nekk ba ci sax zone de délimitation yi maanaam zone yi nga xamante ni nii entreprise bi waru ko sax jege waru ko laal lépp dafa war a nekk ci registre boobu noonu. mais ci rapport bi inspecteurs généraux yi fësal muy Gallo Samb ak Oumar Sarr registre bi ci boppam am na mais kenn côté wu ko te tamit kenn musu ko yeesalaat maanaam musul am mise à jour. te en plus demande de recherche yi maanaam càkkuteefu entreprise bi ak contrat yi nga xam ne moom lañ ko accordeel terme de référence yi nekkul ci biir registre bi. leneen li gën a garaaw mooy contrat bi ñu accordeel Petro-Tim entreprise bi waxu ci moom lan mooy mën-mënam ci wàllum xaalis koom ak lan mooy mën-mënam ci wàllum technique maanaam matériel yoo xamante ni dina ko may mu def liggéey bi amul dara lu nekk ci contrat bi te itam defuñu ci tamit tur ak adresse membre yi fondé entreprise bi nekkul ci biir maanaam amul dara lu ci sérieux. beneen catastrophe bi moo nekk Petro-Tim bu ñu xoolee kayitu entreprise bi ñu ngi ko immatriculé maanaam ñu ngi ko defee Îles Caïmans ci bésu 19 janvier 2012 ci numéro 265 741 maanaam entreprise bi mi ngi existé gannaaw bi la joxee permis ba pare. est-ce que yéen a ngi dégg bu baax Petro-Tim jamono ji ñu koy accordeel permis de recherche et d'exploitation bi ngir mu seet suñu pétrole ak suñu gaz entreprise bi ci boppam légalagul woon existé wul woon ci ay papier lépp ay njuuj njaaj yu nasoon la. mu amaat tamit beneen mbir bu IGE fësal ci rapport bi mu génnee mooy Petro-Tim dañ ko présenté ci contrat bi comme ab filiale maanaam ab entreprise bu bokk ci ab société bu ñuy tuddee Petro-Asia mais après suñu enquêteurs yi bi ñu seetee Petro-Asia gëstu ko seet ko mi ngi basé wu Hong Kong te entreprise boobu noonu société bi musul am te amul filiale bu tudd Petro-Tim. gannaaw manquement yooyu yëpp njombe yi ñu ci def yëpp ci contrat boobu noonu enquêteurs yu IGE yi def seeni conclusion envoyé ko Macky Sall en 2012 ci conclusion yooyu noonu ñu tënk ci amul registre spécial bu jaar yoon bu baax maanaam luy fësal ne contrat bi nii ak nii lañ ko amalee diir bi ñu ko signé ak léegi lii ak lii moo ci évolué lii mooy gàllankoor yi lii lañu war a améliorer registre boobu noonu amul. ba tey ci rapport bi ñu ne contrat bi nga xam ne moom lañ jox Petro-Tim dafa violé maanaam dafa salfaañe li nga xam ne mooy suñu code pétrolier maanaam charte yi tënk anam gi ñu war a exploiter suñu pétrole ak suñu gaz. rapport bi yamu ci dafa joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Karim Wade mi nga xam ni lépp ca moom la tàmbalee ak Ibrahima Mbodj bi nekkoon directeur général Petrosen maanaam kuréel giy caytu lépp luy pétrole ak gaz fii ci Sénégal parce que njort nañ ni dañu lekk alalu Sénégal ngir am ay prime de signature yu leen jox ci suuf ngir ñu signé loolu noonu ci anam yoo xamante ni jaarul yoon. après loolu lépp IGE yamu ci dafa def ay proposition yi bi ci njëkk di ñu samp ab registre spécial boo xamante ni nii mooy topp anam bi ñuy gérer lépp luy hydrocarbure fii ci Sénégal pétrole gaz yu ni mel. beneen bi di ñu annuler contrat bi ñu jagleel Petro-Tim parce que dëppoowul ak suñu code pétrolier. ba ca topp mooy ñu ibbi ab enquête judiciaire maanaam topp ci yoon bépp doomu aadama boo xamante ni nii laale nga taqe nga ci mbir mi ku ci mel ni Karim Wade Ibrahima Mbodj nekkoon fi directeur général Petrosen Aly Ngouille Ndiaye lu tax Aly Ngouille Ndiaye dañ ciy ñëw léegi. jamono ji nga xamante ne nii inspecteurs yi muy Gallo Samb ak Oumar Sarr dañ ciy profiter pour delloo leen njukkal ndax def nañ liggéey bu am solo ngir fësal bile rapport
mais jamono gi ñuy def ñoom seen enquête gouvernement wu Macky Sall dañu profitoo yàkkamti valider contrat bi ñu accordeel Petro-Tim bu Frank Timis alors que ñoom ñoo ne woon ñu def enquête ngir leeral mbir mi enquête bi parewul ñu profitoo jox contrat bi gaaw Frank Timis te loolu lépp en complicité ak ki fi nekkoon ministre bi saytu wàllum pétrole muy Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé Macky Sall validé te lépp ki ko yombal di Aliou Sall parce que moo lëkkaloog Frank Timis xaaruñu résultat enquête bi génn enquête boobee nga xam ni Macky Sall ci boppam moo ko ordonné pour ñu def ko mais lépp rek lañ ci tax a jóg mooy ay njuuj njaaj bugguñ dara lu leer mais li waral loolu ñëpp xam nañ ko diggante bi lu bari dafa soppeeku waxoon nañ ko ci vidéo yi passé surtout ak enquête bi BBC def famille Macky Sall dañu dugg ci mbir mi rawatina Aliou Sall bi nga xam ni laal na ci ay milliards yu ci bari bëgg a profité wu ci deal bi ñoom itam jël seen wàll ci gâteau bi comme niñ koy waxee saa su ne Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne mooy complice bu mag bi profité aussi yóbbu doomam Londres ngir mu jàng ni ñuy gérer pétrole ak gaz maanaam ñoom dañu bëgg a profiter suñu pétrole ak suñu gaz ngir am alal waaye itam waajal seeni doom ngir ëllëg ñu ñëw gérer li nga xam ni mooy exploitation bi maanaam bis buñ ko commencé exploiter ñoom seeni doom ñëw gérer ko. gannaaw situation bii nag njombe yi ñu constaté lii moo tax ñu war a xeex li nga xam ne moo fi xew dañ fas yéene koo def ci suñu pétrole ak suñu gaz parce que buñ ci taxawul. suñu doom ak suñuy sët dinañ dund lu raw ñun li ñuy dund nii parce que ñoom ñi ngi waajal seeni doom ngir ëllëg ñu ñëw teg loxo suñu alal li nga xam ne ñoo ko moom donc ak situation bii nii moo tax duñu tàyyi di sensibiliser sénégalais yi bii mooy 3e vidéo bu ñuy def depuis bi scandale bi révélé woo te duñ ci mës a tàyyi lépp loo xamante ni leeral la ngir sénégalais yi xam daañu ko wéy di def ngir lépp leer naññ ci bopp képp kuy sénégalais te mbir mi soxal la rapport IGE bi am na mi ngi nii Macky Sall moo sàkk woon ngir ñu def ko te balaa résultat enquête yi di génn la profité signé contrat bi juste pour seen intérêt personnel ngir pàccoo alalu réew mi moo tax tey ñu def ci vidéo ngir lépp leer te yaakaar naa ni leer na nañ donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf